parce que boo dee xool commune Ngandiouf rëq-rëq yi fi nekk ci wàllu santé ci wàllu courant ci wàllu école bari na. moom dafa jot ñu am jeune boo nga xam si bu am talent la bu jàng boo nga xam si moo ñu yoral suñ commune bi rek pour commune bi mën a avancer dem sa kanam. jaa ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéen a ngi bàyyi xel Nguénié TV ci waxtu wu nekk saa su nekk fu ngeen mënti nekk muy ci biir réew Sénégal wala ca bitim réew seen mbokk Mamadou Seye des ci plateau bi di leen nuyu di leen ziara bu baax a baax ànd ak Babacar Sall comme nañ ko baaxoo amale ci dimanche bu nekk ci seen émission bu am solo bile di tukki nemmeeku ci commune bu Ngandiouf ñuy tànn par benn dëkk tànn fa suñu invité ànd ak moom ci waxtaan wi xam lan moo di jafe-jafe dëkk ba waaye suñu invité gis-gis bi nga xam ne am na ko ci suñu commune ñi ko jiite waaye suñu ëllëgu commune yi itam loolu yëpp ñu koy waxtaanee tey jii nag mbokk yi Ngandiouf la ñu tànn suñu invité nag di monsieur Cheikh Dieng moom la ñuy àndal ci waxtaan wi monsieur Cheikh Dieng ñi ngi am mbégte mu yaatu ci sa teewaay ci plateau bi ñu fas yéene ànd ak yow ci waxtaan wi maa ngi lay nuyu di la ziare bu baax di la wax nag kontaan nañu trop ma bàyyi la rek nga daal di nuyoo ak mbokk yi su ko defee rek incha allah ñu xuus nga ci waxtaan wi bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waa mbokki Nguénié TV Tàggaar maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Mamori maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu monsieur Mbaye Sall maa ngi lay nuyu di am mbégte bu baax ñëw bokk ak yéen plateau bi ci am mbégte bu baax a baax a baax di rafetlu tamit liggéey bu rafet bi ngeen di def ndi xam naa li ngeen di def nii bokk na ci liy jëmal ab gox kanam rawatina suñu gox suñu commune bu mel ni Ngandiouf ñu mel di nuyu tamit ñi nga xam ne si jot ngeen leen a invité ci seen plateau bi ki ci mujj di Baara Diop moo xam ko lool moom it di def liggéey bu rafet ci commune bu Ngandiouf maanaam damay faral di wax sax ni bu ngeen yemoon ci moom rek lépp mat na ndax dégg nañ ko li mu fi développé yépp moo am solo lool ñu leen di wax ni vraiment daal am nañ mbégte bu baax a baax a baax di taataan nag laaj yi di am yaakaar ni dinañ ci jëlee lu ñu mën a gën a teg ci yoonu développement jërë ngeen jëf. jërëjëf monsieur Cheikh Dieng delluy am mbégte ci nuyoo bu sell boobu te matale yaa doon suñu gan tey jii ñu fas yéene junj ak yow ay tomb yu bëree bëri xuus ci itam bu baax a baax danañu waxtaane lépp loo xam ne rek jafe-jafe la si commune bu Ngandiouf waaye lépp loo xam ne yokkute la fi itam incha allah danañu ci ñëw damay bàyyi Babacar Sall rek mu daal di nuyoo Babacar ma bàyyi la nga nuyoo rek su ko defee ñu ànd rek daal di xuus ci waxtaan yi ak suñu gan incha allah. jërëjëf Mame Mori ñoo ngi lay fay nuyoo di fay nuyoo suñu invité monsieur Cheikh Dieng de Ngandiouf waaye nag di nuyu mboolem koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel jotaay bi di Nguénié Tàggaar TV ci biir réew mi ak bitim réew ci seen tukki nemmeeku bi ñu faral di am dimanche bu jot ñuy am mbégte ak kontante bu baax di ko ànd ak askanu commune bu Ngandiouf yëpp waaye nag ak ñeneen ñi nga xam ne si nekk nañ ci yeneen communes yi cay bàyyi xel jotaay bi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax. di rafetlu ñi nga xam si noonu la jotaay bi tëdd saa su ne man ak Mame Mody Seye sama naataango ñu fare ci laaj yi monsieur Cheikh Dieng fare ci tontu yi kon mën nañoo commencer émission bi incha allah. jërëjëf yow it Babacar Sall ci nuyoo bu sell boobu bi lay may am mbégte mu yaatu di ànd ak yow ci dimanche bu nekk ci wàllu ko laaj yi kon ñu daal di door waxtaan wi ak suñu gan monsieur Cheikh Dieng mbokk yi nga xam ñi ngi bàyyi xel jotaay bi bëggoon nañoo xam ki doon suñu gan tey moom mooy kan ak jaar-jaaram itam lan nga leen di wax ci tënk. waaw Cheikh Dieng de bu nga ko doon xamle dañ naan as ndongo la rek bu dëkk Ngandiouf juddoo fa la papaam ak yaayam dëkk bi naaw foofu lañ jàngee tamit foofu lañ defee suñu école élémentaire am suñu certificat de fin d'études élémentaires en 2004 après si leen ñu dem CEM Mourad Ndaw fa lañ jàngee fa lañ def nos études moyennes et secondaires CEM Mourad Ndaw ak lycée bi am suñu BFM en 2008 et ñoo ngi am lijaasa bi nga xam si mooy suñu premier diplôme universitaire
ñu ngi ko am en 2011 di bac S2 après ñoo ngi ñëw fii si daara ju kawe ji di université Cheikh Anta Diop ginnaaw bi foofu lañ amee suñu licence PC def master d'enseignement ginnaaw bi si lañ réussir concours école normale def formation professeur ab leneen si dolli mooy Cheikh Dieng tamit ndaw la bi nga xam ne sin mu ngi mën naa ni yëngu sax si politique mën naa ko waxee noonu nekk coordonnateur PASTEF parti PASTEF bu Ousmane Sonko man maay le coordonnateur PASTEF commune de Ngandiouf bu ma doon tënk daal mën naa ni noonu laa koy tënkee si gàttal daal jërëjëf. jërëjëf monsieur Cheikh Dieng ci xamle gu am solo goo gile ci fi nga juddoo yaroo fa màgge fa di Ngandiouf doore fa sa njàng ñëwoon itam ci fi nga jaar ci sa wàllu njàng ba fi nga toll nii mu nekk lu am solo monsieur Cheikh Dieng di protecteur itam nekk ci parti PASTEF bu Ousmane Sonko sa leader di Ousmane Sonko bokk ci ñi gën a fekk si géopolitique bi danañu ñëw si wàllu googu itam bu baax a baax monsieur Cheikh Dieng ñu ñëwaat ci beneen xamle. mooy Ngandiouf ci boppam saf na sàpp ci émission yi ñuy def di émission Tukki Nemmeeku li ko sabab nag mooy dafa boot lu toll ci téeméeri dëkk ak juróom-ñaar wala téeméer ak juróom-benn mu ci bokkee muy téeméer ak juróom-ñaar Ngandiouf googu mbokk yi bëggoon nañoo xam fi mu toll ci biir réew Sénégal lan nga leen di wax. waaw Ngandiouf moom comme dama koy faral di waxee rek nekk na commune ba nga xam ne siin li mu regroupé ci boppam muy 107 villages néew na communes yooyu dem yu mel ni moom yi nga xam ne si boot na lu toll ci ay dëkk noonu ba pare tamit am ay ressources am potentiel yoo xam si vraiment lu war na mën a exploiter la pour gën a jëmmal Ngandiouf waaye tamit gën a jëmmal commune de Ngandiouf ba tax na. Ngandiouf fu mu toll Sénégal tey buñ ko doon wax dama naan suufe na lool suufe na ndax tey turu Ngandiouf rek waroon na gën a mën a fës tey booy xool Ngandiouf école élémentaire bi nga xam si nekk na fa yàgg fa lool ñu bëri jaar fa tey néew na wala bu fekkee sax boo nee benn doon ñaar ka nga xam si cadre la ba nga xam mën nga ko wax nga ni kii kat ci école Ngandiouf bii la génne mu nekk lu ñu metti mu nekk jafe-jafe lool ñu xamul nag fan la jàngoro ju dëgg nekk ci côté boobu. waaw bu lay yàq ñuy wax bokk seen wax dafa mën na de wàcce leen ko tamit Ngandiouf ci boppam commune de Ngandiouf ak li nga xam si am na fa ci ay ressources li nga xam ne si boobu ba léegi ki nga xam si moo fa nekk di maire depuis mën naa ni sax ñun dañoo judd fekk mu nekk maire nekk président de la commune rurale avec l'acte de la décentralisation mu nekk maire boobu ba léegi mu nekk fi vraiment ñu xam ko si yorin mu yor jiite maanaam commune bi waaye boobu ba léegi dafa mel ni daal la amoon démb moo fi nekk ba tey donc doxin bi daal yéex na trop même bu fekkee moo ngi dox waaye doxin bi dafa yéex waaw yéex na trop donc dafay waral tamit comme ay ndaw yi nga xam si wax xam na tolluwaayu réew mi seen bopp am na lu ci nekk as tuut ñu jéem a jàppale ki nga xam si moo fi nekk ndax yàgg na fi macha allah si loolu tamit laay rafetle ku mel ni l'adjoint maire ndax ndaw la comme man nekk si ginnaawam dañ koy rafetlu waaye liggéey bi dafa des ndax ndaw yi dañoo war a impliqué wu si gestion commune bi ni muy doxee ndax tey commune bi du commune Massamba du commune dañu war a ànd liggéey commune de Ngandiouf ñu koy dégg ci kaw loolu daal moo nekk suñu yitte ñun te si la ñuy dox suba ak ngoon ñoo ngi lay jaajëfal si laaj bi bu baax a baax a baax. jërëjëf monsieur Cheikh Dieng ci leeral yu am solo yooyu yile nga xam ne indi nga ñu ko ci Ngandiouf ni mu toll ci biir réew Sénégal ci njàngat bi nga ci def itam muy wane rek ni kon commune bi doxul dafa dellu ginnaaw bu baax a baax ba tax nga daal di def ab soññe itam ngir ndaw ñi nga xam ne xam nañu
tolluwaay jamono fi mu ne nii te am nañu xam-xam bi itam ñu daal di jóg daal di takku taxaw ngir commune bi am yokkute bu baax a baax sama laaj beneen bi dafay daal di jëm ci Ngandiouf gi nga xam ne fi nga juddoo yaroo fi màgge fi duma ni ndax Ngandiouf am na jafe-jafe waaye damay wax ne yenn ci askan wi ñi ngi wax ne Ngandiouf moo gën a jëm kanam ci commune bi yëpp ndax comme fi la maire dëkk lépp loo xam ne am na ko rek da koo def biir Ngandiouf est-ce que loolu da nga koy dëggal wala da ngay weddi lu ni mel Ngandiouf ak yeneen dëkk yi ñoo yem wala déet. waaw loolu dama naan Ngandiouf ak yeneen dëkk yi ñoo yem loolu mën naa koo wax ñoo yem lu tax ñoo yem ndax tey Ngandiouf xam naa turu courant moo fa nekk ndax dañuy dund nekk ci lëndëm. ndax tey guddi gi boo taxawee lëndëm gi mën ngaa wàññi lamp yi tàkk xëy na nag daa mënta ñàkk ay lamp am biir Ngandiouf comme ni mu waroon a am si yeneen gox yëpp ndax loolu liggéeyu ñi fa nekk la waroon nañ gën a mën a yaatal lépp mais tey bu dee wàllu woowu Ngandiouf mën naa ni sooxee na si côté boobu wàllum courant moomu daal wax dëgg yàlla sooxee na fa trop. wàllum tamit Ngandiouf ak ñeneen ñi ñooyam lu tax ma wax ko tamit ndax tey faj mi sooxe na fa tamit ndax tey jile ku xaw a tawat benn tawat bi rek li ngay njëkk xalaat mooy xaaral ma dem ngaay faju ji donc loolu mu nekk li nga xam sin lu ñu ñaawlu la ndax tey ji Ngandiouf war na toll fa xam sin dañ fay ñëw di fa fajoo waaye waru ñuy génn di dem di faju ju fenn loolu nag mu laaj ab liggéey ak taxaw seetlu boo xam si lu ñu war a saafara la ndaxte Ngandiouf war na mën a dépasser fii mooy li ñu waxoon ci kaw rek ni doxin wi moom temp la doxut waaw te dafa war a dox ndaxte du ma ni Ngandiouf ñàkk na ay boroom xam-xam waaye dañoo war a fës ñëw si li ma waxoon sànq rek si commune bi jàppale ñi nga xam si ñoo fa nekk ñu dem ñeneen ñëw ñu mën a suqali commune de Ngandiouf si boppam tamit jëm sa kaw man loolu laa si xalaat. sa xalaat boobu itam nekk xalaat bu am solo ñu di si bàyyi xel bu baax a baax kon daal Ngandiouf ak yeneen dëkk yi ñoo yem jafe-jafe yi yeneen dëkk yi am. ku ñëw Ngandiouf yooyu nga fi fekk donte ni fi la maire bi dëkk waaye defu fi dara ak jafe-jafe yooyu yëpp nga xam ni dal na dëkk yëpp askan wi di yuuxoondoo ne métti na kan la monsieur Cheikh Dieng di wax ni moom la ndax danaan askan wi yéen la wala danaan maire bi yow la kan la ci ñoom ñaar. laaj bi gën a dinaa am solo dinaa ni bala may wax maire bi askan bi laay wax man askan bi laa naan. laay jox part de responsabilité boobu ndax umpale woon ni comme ni ma ko waxoon rek suñu maire bi moom macha allah yàlla dañu ñaan yàlla gën ko wéral ay cëram mu gën a gudd fan waaye tamit ñëpp xam na ni mag la te aussi depuis mën naa ni ñun si ginnaaw lu si bëri ñun maam comme ni ma ko waxee sax dañoo judd fekk moom mu nekk fi maire donc te réew mu bëri booy xool régime yu bëri moom fi la ko fekk mu waroon vraiment donc loolu mu waroon a nekk lu ko gën a may opportunité mu gën a suqali Ngandiouf waaye nag suñ la joxee dara dang yow nga te say réalisation bëriwul wala buñ ko wàññee buñ ne benn peut-être du ni ñaar askan wi ñoo war a jóg si lan xool ñi nga xam ne si am nan xelum liggéey am nan compétence yi mën nañoo lijjanti lu si bëri indi ko si commune Ngandiouf ñu ni leen ñëw leen ñu jox leen mi nga xam ne si mooy commune bi ñu jiite commune bi mën a jëm kanam ndax fépp mën a gis sa bopp ci commune bi loolu daal man askan bi laa ci teg seen man moom ñoom laay joxañ ñoom laay cooj baaraam ndax maire bi kat moom même bu fekkee baax na am social na day dem fi yëpp bu fekkee loolu tamit la askan bi gis ba à chaque fois ñu ni monsieur le maire bi fi nekk yow la
mais am réew tamit boo koy maanaam am gox boo ko yoree da ngay xalaat ëllëg la génération future ñi nga xam si ñoo war a ñëw waaw ndax tey du maanaam ñi fi nekkoon rek ni kóllëre la ñuy sàmm am kenn du yore ab gox si kóllëre léegi dañoo toll fa xam si il faut nga am xarañte mën a lijjanti yu bëri pour soxal sa gox léegi nag loolu bu amul day nekk jafe-jafe si commune bu Ngandiouf donc man daal foofu askan bi laay wax ñu gën a yeewu waaw naan éveil de conscience surtout jeunes yi nag ndax jeunes yi fu mu ne nii ñoo war a mënoon a gën a takku waaw loolu daal laa ci wax si question bu am solo boobu. kon daal gis nga ni lu ci ëpp askan wi la ndax xam nañu ni maire bi ñu am mag la te mi ngi bëgg a yàgg itam ci bopp commune bi mi ngi fi bëgg a def fanweeri at ñu ngi koy ñaanal itam bur yàlla guddal fanam te defal ko wér tamit bu baax a baax bari na loo xam ne askan wi ñu ngi ko ci xaar mënu ko def donte ne am na loo xawoon dalal xelu askan wi tuuti muy ndaw ñi nga xam ñoo ngi ci wetam ñu amun yaakaar ni danañ ñu ko jàppale askan wi bu baax mais gis nañu ni jàppale googee amut benn yoon tey jii la jafe-jafe yi gën a tar ginnaaw nag bi nga joxe benn pàcc bu yaatu askan wi yéen ñi nga xam ne ay politiciens ngeen gis nañu sa leader Ousmane Sonko li muy daj ci askanu Sénégal ñu xam li xew waaye jóg ngir soppi seen réew ndax tamit da ngay daal di joxante loxo wala yéen ñi nga xam da ngeen féet ci opposition bi muy yow mi nekk Pastef ak ñi nekk parti réew mi mën naa ci tudd ku mel ne suñu gan gi le passé ci émission tukki nemmeeku di Bara Diop nan ngeen fas yéene taxawee ngir yi askan wi ak xeex lu ni mel ngir mu jax fi tàgg. waaw comme ni nga ko waxee ñun ñoo ngi si parti Pastef parti Ousmane Sonko te kenn du umpalewul ni le président Ousmane Sonko taxawaayam si réew mi ni muy doxee. ñu rafetlu ko trop ba tax ñu am si lu ñu neex ak ba tax ñu ni moom lañ àndal si li ñu yéene si réew mi ndax Pastef dafa nekk parti ba nga xam si ubbil nañ ko bépp sénégalais bi nga xam si tey bëggoo sa réew des ginnaaw ñun nag bëgguñu suñu commune des benn yoon ginnaaw moo tax ñu ni nan engagé wu ànd ak ki nga xam si mooy le leader Ousmane Sonko pour li mu mbébét si réew mi mën a mbébét moomu mën a egsi si Ngandiouf bu si anam yu mel noonu si lu wér ndax si lu wér lay teg li ñu wax si lu wér lay liggéey amul ay caaxaan te ñun tamit kenn xamuñu si ay caaxaan ndax tey comme ni ma ko waxee parce que boo xool ñi nekk si biir parti bi yëpp politique nekkuloon sax lu seen yéene pour def ko. mais boo gisee am réew mu gàllankoor doxin bi sooxe lool yéeme trop li ngay def mënoo nekk à l'indifférence da ngay il faut que nga ni man kat li ma warloo sama réew comme fi laa jàngee fi laa màggee li ma warloo mooy delloo loolu sama réew donc boo gisee nag doxin bi sooxe da ngay jóg nekk si xëccoo dem fi nga xam si foofu la ñu décider ngay décider pour que réew mi mën a jëm kanam loolu moo ñu bool si Pastef ndax xam nañ te bu si nekkee ëllëg réew mi dina jëm kanam waaw si loolu fàttaliku ndaw laa doon wax foofu rek pour nag ànd ak ki nga xam si mooy ñi fa nekk di waa réew mi d'après bi ma déggee monsieur Diop si kàddu yu rafet yooyu bu fekkee Ngandiouf commune de Ngandiouf lu ko soqali jëmale kanam rek mooy seen yéene te mooy seen mbébét man awma kenn maanaam réew Ngandiouf rek a ma ñor awma parti politique xawma opposant xawma ku nekk si man naa la gis nga Ngandiouf ñor la parce que man ndaw laa te j'ai aussi l'avenir devant moi su ma gisee vraiment daal taxawaay wi gën rafet lool ñu def mooy waxtaan ba mën a xam ñu ko nañuy suqalee suñu commune ndax man loolu moo ma ñor waaye boo bëggee dégg-dëgg daal man maa ngi Pastef je suis dans Pastef te xam naa ni doxin wi moom yaakaar naa macha allah te gisuma daal lañ xam sin beneen leader politique moo ngi doxalee lu mel noonu jërëjëf si laaj bi am na solo lool.